dañuy koy dooree ak li nga xamante ne moom mooy faire la une du journal Libération qui relate justement les dernières informations concernant l'affaire de la vidéo de l'enfant maltraité. D'après les premiers éléments de l'enquête, frappé longuement avec un câble, Monsieur Diakhaté, 15 ans, originaire de Thiès, est envoyé à Saint-Louis chez son oncle pour étudier, présente de graves lacérations au dos. Il a été recueilli par l'AEMO. Un de ses oncles, Abdoulaye Diakhaté, 35 ans, qui le fouettait, Arona Wade, 24 ans, et Leyti Ndiaye, 23 ans, qui le maîtrisait, cueilli par la police qui poursuit son enquête. Les mises en cause visées pour maltraitance et sévices corporels sur un enfant mineur. Pape Thiam, depuis quelques jours gis nañu vidéo boo xamante ne mooy faire la une wala en tout cas moom mooy faire le buzz, on va dire, sur le net. muy vidéo xale bi nga xamante ne dañoo gis ay cicatrices wala en tout cas ay traces yu bëri yu wane méttit yoo xamante ne ñu ngi ko doon def. Vidéo boobu nag depuis muy circulé les derniers éléments yi nga xamante ne moom mooy la ñu jëlee ci yéenekaay bi di Libération mooy que ne am na ñett ñoo xam teg lañ leen loxo déjà. Moom mu demoon yóbboon ko Saint-Louis pour mu jàngi, ay nijaayam ak en tout cas ay mbokkam ñoom ñoo doon def service yooyu. waaw jërëjëf ma waa fay di ñaawlu loolu noonu parce que vidéo bi ku ci yam rek sa yaram dafay daw rawatina lu mel ne xale nga bëgg koo jël ni da nga ko yóbbu pour nga jàngi ko malgré nga di ko maltraité kon yow fa nga ko jëmee boo demee ñoom muñ ko war a def ndax ñëpp sax bokkuñu yem waaye doom dafa sacré, xale aussi dafa sacré ndax àdduna nga war a xam ni xalaat xale mooy doon lu ne ci àdduna. xale boo ko defaree àdduna jag mais boo ko yàqee àdduna jag te kii dóor xale di ko defar maanaam xale dóor defaru ko xale dóor yaru ko yar dafa am nuñ koy defee doomu aadama rawatina nit, un être humain koo xam ni yàlla mi ko sàkk sax dóorlu déggoo fenn fu yàlla ne dóor leen xale bi pour mu jub wala pour mu correct ba ci ñi nga xam ne dañuy jàngal àdduna sax bu ñu lay jàngal àdduna duñ la dóorlu ñooñu nga xam ne ay nijaayam lañ pour man sa doom bi nga jur sa doomu bopp boo xam ne sa xol la sax boo ko dee dóor doo ko dóoree ne quoi ak geste bu ñaaw boobu rawatina koo xam ne da nga ko bëgg a éduquer savoir éduquer yombul ma maa fay di wax ni nag nañu bàyyiwaat xel bu baax a baax ni ñuy taxawoo xale yi ndaxte anam bu ñaaw la loo xam ne rafetul rawatina nag supposons yenn daara yi sax laay wax yenn yi ndax am na ci daara yoo xam ne ni ñuy éduquer doomu aadama ak ni ñu lay taxawoo non amul beneen milieu bu ñu koy tetetee doomu aadama mais am na ci daara yoo xam ne ni ñuy jàppee xale yi li ma gën a metti ci xale yi ni ñu leen di def mooy le matin dañ leen di yalwaanloo bëccëg gi dañ leen di yalwaanloo guddi gi koo yalwaanloo ndékki añ reer ak koom-koom boo xam ne dala koy indi ci daara ji ndax xale boobu di nga ko jàngal te pourtant bu matalul da nga koy dóor di ko maltraité kooku ndax di nga ko jàngal ndax di nga def éducation ci moom ndax di nga ko jox xam-xam xale boobu noonu nañu bàyyi xel bu baax a baax ni ñuy maltraité xale yi affaire bi ñaaw na trop ñu di ko ñaawlu di wax ni yoon na ci def liggéeyam. Merci beaucoup Pape Thiam. Ñaaw un commentaire par rapport ak information bi. waaw comme Pape Thiam ni mu ko waxee rek j'espère que geste bi tey nekk na geste boo xam ne tey geste bu ñaaw la. parce que doo ko gis ba rafetlu ko ndax xale tamit ak lépp lu mu mënta def il faut d'abord la première des choses mooy nga am yërmande si moom. boo amul yërmande nag donc boo toppee sa xol da nga ko def loo xam ne après boo demee ba toog da nga koy regretter. léegi nag beneen bi aussi mooy comme Pape Thiam lu mu wax yar maanaam du dóor ndax dañuy faral di wax xale boo nekk ak moom bul tàyyi toujours da ngay communiquer ak moom dañuy faral di wax yar moom lu gën a am importance ci yar moom mooy la communication. communication si nga koy jàngalee si nga koy yeetee si nga koy def lépp. et aussi ñi nga xam ne souvent tamit ñoo koy def comme ni ñu wax dafa am ñaar yoo xam ne dafay wute. li nga xam ne ndodoo la jóge ci yow mooy lu taq ci yow tey bu dee ki nga xam ne tey yaa ko soog a jur. am na tey noo koy tiimee da nga ko nekk def yenn yi par rapport ak koo xam ne tey juróo ko li si mënta amit mooy comme yoon mu ngi si nekk topp si di si def liggéeyam. nañu def parce que tamit ñu bàyyi ñi nga xam ne tey moom mooy xale yi ñuy torturer parce que kii ngay torturer mën na dem ba à un moment donné màgg yor xolu kiñaan moom tamit nekk parce que lii lañ ko dem def mu dem moom it retourner di ko def ay moromam wala mu dem ba màgg aussi yor jiko boobu te loolu vraiment c'est pas bon à voir quoi. Merci beaucoup Caporal, un commentaire par rapport ak fee yi nga xamante ne mi ngi xewee Saint-Louis. waaw di la ñaan moment ma jaalewaat ahlu Laayeen yëpp ci li nga xamante ne moom moo xew démb di leen jaale bu baax a baax di jaale képp koo xamante ne jullit la képp koo xamante itam doo jullit parce que ahlu Laayeen moom yaakaar naa ne moom ñëpp leen bëgg
comme di ma ko doon déggee sànq rek daanaka ñoom ñu benn lañu Mouhamadou moo dem Mouhamadou moo ñëw ki nga xamante ne moom mooy Mouhamadou ki nga xamante ne moom moo dem yàlla na ko yàlla yërëm bu baax a baax ki nga xam ne moom moo fi toog muy Mouhamadou Lamine Laye di ko ñaanal jàmm ju baax a baax moom itam di wax ne itam maman ci li nga wax noonu gis nga jamono yee am na benn élève boo xamante ne coranique élève boo xamante ne doon jàng alxuraan jàpp sëriñam jam ko du loolu amoon na fi jamono jeene mais tey ñu gis ne sëriñ yi maanaam vice versa la des fois tey da ngay gis ñoo xamante ne da nga leen xale da nga leen dóor yoo xamante ne ba maara day taali buñ demee nag xale yi nga xam ne ñoom ñoo am fit nag ñoom ñoo révolté wu dem jël seen vengeance maman pour man boo juree sa doom nga ne kii ni bëgg naa ko utal yoon bu baax mu dugg ci yoonu siraatal mustaqim nga yóbbu ko fi nga xamante ne tey am nga yaakaar ne foofu la ko mën a amee te ñu si bëri parents yu bëri yaakaar la ñu am pour yóbbu mais aussi tam am na foo xamante ne tam il faut ñu xoolal ñu bëri tey seen doom dafay commencé tëxët ñu yóbbu leen daara seen xol boobu noonu la ñu yóbboo daara wala seen tëxët boobu noonu la ñu yóbboo daara ñii bëgg nañ seen doom jaar ci yoon bu baax dañuy xool daara boo xamante ne macha allah dem yóbbu ko fa daara yoo xamante ne macha allah bëri na fi ay daara yoo xamante ne maman Faye xale yu ndaw di la taril ay yoo xamante ne tey seen comportement boo gisee da ngay bëgg seen leneen boo gisee da ngay bëgg mais am na daara yoo xamante ne tey maman Faye yàkkamti lu dul taalibee dem sëriñ bi indi mu toog ci saalam jàpp njàmburam xale bu ñëw mu xool leen encaissé xaal bu pare ne leen jàngal leen doo xam sax booy fu ñu toll kon tey état bi gis naa ne sauf que caporal excuse-moi sauf que dans ce cas précis préciser que ne xale bi kër oncle am lañ ko yóbboon pour mu jàngi et que ñi ngi ci teg loxo oncle am bi la justement ak ñeneen waaw man li ma doon wax moom en général laa doon waxee quoi waaw te aussi itam loolu itam nañ ci état bi gis naa ci am na effort yoo xam ne mu ngi koy jël ci daara mais yii itam na ci jël en compte te aussi itam lii xëy na dañ naan mbirum famille la mais aussi itam lu mu nekk moment mbirum famille gis nga xale dafa am limite boo xam ne moom nga koy yaree mais pas nga dóor ko ay dóor yoo xam ba ku gis ginnaaw la dañ naan kii moo xanaa da koo bëggoon a rey en tout cas daal sëriñ daara yi nañu xoolal bu baax a baax ñu ngi téye doomu jàmbur. merci beaucoup alors sama jaamu joolaa bi ñu invité tey monsieur Diémé yéen ngeen di yëngu déjà si li nga xamante ne moo jëm ci les personnes vulnérables wala en tout cas démunies mais aussi di accompagner aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy taalibe yi su may wax si taalibe c'est pour parler des enfants d'une manière générale quel sentiment vous avez déjà parce que c'est pas la première fois ñuy relater ay cas de torture wala de violence yoo xamante ne day jëm ci xale yi geste boobu nag du lu ñuy rafetlu waaw du bépp jullit moom ki nga xam ne jullit nga doo rafetlu loolu te en plus maa ngi dégg Thiam mi ngi ne éducation du question booy inculquer nit savoir avec la violence savoir du rimer ak violence xale boo koy jàngal da ngay dugal ci xel bi loo xam ne tey jii nii day ibbi xelam mooy dalal ko won ko yoon ni man du violence laa lay jàngal mais xam-xam te xam-xam boo koy joxee laajul ab violence ma dama yaakaar ni psychologiquement parler xale boo xam ne dañ ko violenté bu màggee psychologiquement parler mën na doon koo xam ne il est day devenir aliéné day doon ko soxor te loolu c'était pas le but l'islam buñ la koy jàngal dañ la ko jàngal pour nga xam àdduna pour nga xam nooy jaamoo suñu borom ak nooy comporté woo surtout loolu mooy suñu diine mooy l'islam buñ la koy jàngal mooy comportement surtout donc boo jëyee xale bi jël ko dóor ko ba gaañ ko te en plus muy sa deret damaa yaakaar ni ab lien de sang lu ko fooree du question ki nga jur mais le fait que sax muy doon nijaayam te loolu lien de sang la sang dafa fort mais comment ça se fait que nga tim xale bi dóor ko ba blessé ko noonu à ce point j'arrive pas à comprendre j'arrive pas à expliquer ça man xaw ma nag ci moom psychologiquement moom man xaw ma nan la ko nit ma ne du lu ñuy rafetlu du lu ñu gëm ñu nit ñu lu ñu gëm mooy xale boo koy jàngal da nga koy tete wan ko yoon yaa ngi comprendre teg ko dans de très bonnes conditions moo tax nag ñun suñu association Petite Main Grand Cœur bi dugal ci loxoom ci loolu juste pour aider les enfants d'accord ñu teg leen dans de très bonnes conditions et inculquer leen lu baax des valeurs de l'islam merci beaucoup daañu ci revenir tout à l'heure par rapport ak li nga xamante ne seen association moom la ñuy def surtout jamono xale yi alors juste le temps que ñu deuxième sujet 6 minutes chrono
muy concerné li nga xamante ne moom mooy minorité parlementaire bi décidé bu dee li nga xamante ne moom mooy gouvernement Sénégal bi war a jaar Assemblée nationale pour se prononcer sur certaines questions d'actualité. Yéen kaay bi di l'info di wax la minorité bu Sonko et tire sur El Malick. L'opposition parlementaire a décidé pour une première dans notre histoire parlementaire de boycotter les travaux de la plénière qui était initialement prévue ce jeudi 10 avril. D'après eux, dans les interactions avec les membres de l'opposition, le président de l'Assemblée nationale manque de la plus élémentaire courtoisie et se prend pour un surveillant de camp plutôt que pour la deuxième personnalité. Pape Thiambay ñoom opposition bi dañoo jàpp que ne dañoo seen li nga xamante ne moom mooy seen ak seen yelleef respecté wuñu ko fële ci Assemblée nationale jàpp ne aussi parfois ki nga xamante ne moom mooy le président de l'Assemblée El Malick Ndiaye dafay mal interpréter li nga xamante ne moom mooy les textes de l'Assemblée entre autres questions yi nga xamante ne soulevé nañ ko ba tax ñu ne ñoom duñu